fan yu ñu nar a grève muy ñaar fukkeelu fan ak ñett ak ñaar fukkeelu fan ak ñeent bu weeru mars jàkkaarloo woon nañu ak taskatu xibaar yi seen sàkkuteef bi ëpp solo mu ngi wéy ci di nekk ñu saytuwaat seen ay payoor yokk ko ñu onu ci ak Ajaratu Aïcha Ñing. Alliance ànd gësëm di ñaawlu taxawaayu jëwriñ ji ñu dénk fonction publique. mu jël ñu dajale ñu ak ñoo xam ne nii ñun saa yu ñu jógee ñooñ la ñuy jël teg leen ñu di ñu dóor maanaam dóor bi mooy ñuy fexe ñoom nan lañ ñuy jéem a néewalee doole. jàpp nañ ni gouvernement teg syndicat waru ko. lu jëm ci système de rémunération yi syndicaliste ci santé yi la bëgg nañu ñu yemale leen. président moo ne woon le 1er mai nivellement par le haut loolu poosam attanu ko waaye poosu gouvernement bi attanu ko waaye nivellement par le bas dana am ñoo xam ne dañ leen di yàqal ñu xëy suba mu mel ne daanaka comme lu xut ñu génnee daanaka téeméeri milliards teg ko te nag dañoo gis ni dañ koy waxaat président Macky Sall bi mu fi toogee ak léegi gisuñu benn dërëm boo xam ne dugal na ko ci système de santé mu intéressé les paramédicaux ñun dañuy waxaat président Macky Sall ne jàpp nañ dañul bi nga faluk léegi dafa mel ni dang noo fàtte wala daal ñun dañ ñoo discriminer. Alliance ànd gësëm tàmbali na ñaareelu plan d'action dale ko tey ba ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru mars bii jàkkaarloo nañu ak taskatu xibaar yi. ñu nemmeeku encore ndey dimet patt pataaral ci autorités yi ba ñoom ñu egg tey ci seen deuxième plan d'action. waaw te bu ñu defalee ndànk dañoo mel ni comme jàngalekat yi rek. dem ba egg ay 10e plan d'action fi mu nekk nii dañuy xaar ba situation bi dem ba egg foo xamante ni commencé na indi ay njeexital yu métti ci askan wi. ci la ñu commencé di génn et vraiment c'est dommage. parce que ànd gësëm bi man waxuma la sax revendication yi mais boo fàttalikoo loi fonction publique locale nga xam ne 2011 lañ ko signé woon. après président Macky Sall ñëw bi mu ñëwee topp nañ ci di daw ba tey jii nii am na ay décret yoo xamante ni yëpp signé nañ ko mais taxul ñu mën ko mettre en œuvre. te loolu tey bu fekkoonte ne ni yemb na kon dinañ gis ay acquis yu bëri yoo xam ne travailleurs dañ koy am te amuñu ko donc ci wàllu santé bi gis nañu ni mbir yi commencé na di yeewu donte ñu ngi waxtaan mais nañu teg lu concret sur la table. mais mënoo woo ay nit aussi dajale leen jëlewuñ fa dara loo xam ni ñoom bu ñu demee itam duñu jël benn risque teg seen grève ci suuf. dañuy bëgg di continuer ba ñu teg lu concret gis nga ak jàngalekat yi il a fallu que ñu dawal ay plan d'action yu bari état bi teg 69 milliards tegaat encore plus de 98 milliards plus de 100 milliards donc yooyu dafay tardeel liggéey bi dafay sooxeel système bi te malheureusement nag système boobu noonu moo ñu tënk te dafa mel ni pour ñu génn ci loolu toujours difficulté bi métti lay doon. Mansour ci secteur bu ni mel liggéeykat yi di xam ne ni ñoom bi président Macky Sall toogee ak léegi gisuñu benn yoon seen bopp ci gestion woon. te loolu mooy li xaw a doy waar président Macky Sall bi mu fiy toog appartement loyer bi eggul woon ci 200 000 wala 180 000 bi muy toog kilo ceeb eggul woon 200. bi muy toog litre diw 600 la woon bi muy toog une tonne ciment 55 000 la woon bi muy toog pont eggul fi muy egg tey. c'est-à-dire que li yokkuwaat lépp xam na ni kon salaire ba mu doon fay ba mu fekkoon ñu koy fay ñenn ñu nekk ci secteur xam na ni loolu mënatu leen a dundal. comme fekkoon ngay fayeeku 50 000 amoon benn doom war naa xam ni am nga ñaari doom. comme fekkoon ngay fayeeku 50 000 nekk célibataire war naa xam ni léegi nekkatoo célibataire. comme doon fekk nga amoon benn diplôme wala di soog a démarrer ak ñetti at war naa xam ni léegi am nga fukki at. ci service bi. war naa gestu xam ni ña mu fekkoon ñu nekk benn statut yellu na seen la ñu doon am soppeeku ndax changement ci plan yépp ñoom kay ñoo gëmm ku gëmm nag dañu koy yee nii syndicaliste moo leen di yee xool ba xam daañu yeewam déet. Mansour ñeneen nit dañoo mer ba futt mu di ay éducateurs spécialisés yu nekk ca ministère bu ñu dénk wàllub yoon tax sax ñu tàmbali ab grève xiifal grève boobu de ñuy amal ca buntu direction bu éducation surveillée ak protection sociale fukki at ak juróom la fa ñeneen ñi liggéey te amuñu congé mësuñu koo am ñoom ñi le sax ci seen lim egg na ci juróom fukk li ñu bëgg mooy bañ a doonati vacataire waaye itam ñu recruter leen ci fonction publique bi ñoonu ceeg Abdoul Aziz Sow Dabax. ñenn ñi làkk fukki atu expérience ñeneen lu war a tolloog fukk ak juróom. L'État refuse donc de nous recruter. éducateurs spécialisés yi di sàkku ñu dugal leen ci fonction publique. ñun ñu nekk ci jafe-jafe promesse yi pour ñu régulariser suñu situation ba léegi mënul sotti léegi comme nekk ni 50 éducateurs spécialisés lañ nekk ñu des pour ñu recruter leen. ñuy ay vacataires tàmbali tey ji ab grève de la faim ngir naqarlu lu ni mel. ministère de la justice yoreel nañ ñu 2 mois d'arriérés de salaire de l'année 2020 amuñu benn avantage
du congé du benn avantage ci ay situation yu compliqué. File ci kanamu direction de l'éducation spécialisée lañ ko na ma amale. Je ne suis pas en train de m'opposer à la tenue de votre conférence de presse, mais de grâce, ne la tenez pas de moi. muy lu direction bi nanguwul. Autant je suis particulièrement attentive. dëgg la seen càkkutéef soxal na ma waaye teewul man it naa jël samay responsabilité ngir ëllëg kenn du ma joxoñ baaraam. ñi lekkoon di sàkko ci ministre de la justice muy indi saafara ci seenub jàmbat. Le garde des Sceaux a pris à bras le corps et ce problème est en train d'être traité à la fonction publique. ngook lu ëpp fukki at monsoo ñu nekk ko vacataire di traîner itam ay weer yoo xamante ne liggéey nañu ko ba léegi jotuñu seen ay payoor. daanaka dama koy dugal ci registre bi ma ko dugaloon sànq. ñoom itam ñoo yam wala sax ñii gën a mettile ëpp la situation bu gën a doy waar pourtant xeex bu nekk xeex nañu ko. bokkoon na ci jàmbat yi liggéeykatu justice yi doon demandé ñoom Boun Diop. nga xam ni toujours parce que ci lañ bokk ci même ski boobu la ñu bokk. mais imaginel yaaxat yi. nit koo xam njàng ba am diplôme ñu ne yow soxla nañu la ci wàllu liggéey jël la ci ab ministère ngay servir sa nation ministère bi di la romb di dama ko ñëw di dem di politique di jël xaalis di def ay mbumbaay di réclamer justice di demander justice nga nekk ci biir tey ngay dund injustice ak illégalité c'est-à-dire que yow tey yow miy liggéey fii ci entreprise bii boo fi amoon jafe-jafe dem justice ku lay wàllu parce que ñi la waxee wàllu ñoom ñi ngi dund ci illégalité ñoom li ñuy dund moo gën a metti c'est-à-dire lii c'est inimaginable xel mënut a xam nan la tudd te fekkoontoon yëguñu ko yëg nañu ko am nañu données yëpp xam nañu nombre personnes yi ñoom ñu leen bàyyi ci guta googu nga xam ne gis nga gestion Hitler moo war a jógee Sénégal bala laa nit kee mën a gëm wala nga soppi ko comme jaam xiifloo ko marloo ko xonetloo ko loolu moo war a jeex ci ndóol gi ñuy gàtt ngal nit ñi mënoo di liggéey ci ministère am xam-xam am sa lijaasa ay ministère di changer ñëpp politique di leen fa indi ñenn ñu jëlee na fu kenn xamul daawuñu sax dugg ci wàllu politique buñ duggee ci politique jël seen i ay jarbaat seen i ay jegeñaale teg leen ci place yu gën a kawe yow fekk si la nga formé leen ci benn place bi ñu mujj nekk sa kilifa yow nga def fa ay at demoo vacances amoo congé yow amoo dara c'est-à-dire que yow ku kenn xamul nga quoi benn nunu buy dem di ñëw nga rek bu weer jotee ñu jox la tuuti ni la tooyale ko sa baat parce que mar nga c'est-à-dire système boobu di xaw a saf ak njaam la ñu war a soppi gis nga anti système bi ku koy wax ci politiciens yi sax anti système vraiment anti système quoi parce que lii kenn xamul na la tudd soo yantuwul ak waa santé yi doon kaas sànq mais bu nekkee ci wàllu justice day gën a pur te gis nga gëmu gi di bàyyi muy jàll te duñu indi solution toujours ñuy ñaxtu kii àtte nit ki bu demee ba moom muy ñaxtu nga xam ni kon y a problème. justement day di met ñenn ñi ni ñuy jooytoo ñàkk xëy ñii xëy itam ñoon la ñuy jooyee ni seen ay àq dañu koy jalgati. waaw te en général ñi jël nit ñi ñuy liggéey sax léeg-léeg dañuy xaw a jouer ci loolu ba tax ñuy def nit ñi dans des conditions inhumaines parce que tout simplement da ngay xaw a dox ci bopp nit ki jàpp ni liggéey dafa jafe kii lu ma ko teg war na ko mën a tegoo donc moo tax yenn injustice yu bari ñu koy gis léeg-léeg ci bërëbu liggéeykaay yi ak d'une manière générale anam yi nga xam ne doomu aadama yi daf koy jànkonteel ci précarité donte mi ngi xëy di gàddu saagam di liggéey te pourtant bu la waxoon jafe-jafe yi mu nekkee da ngay taf sa gémmiñ donc mooy li ay vacataires nekk ci benn corps pendant plusieurs années kenn waxul ci seen mbir dara te ñoom école bi ñu génnee dafa ñoo it dañuy jàngale wàllum tàggat comme ni ñuy joxee diplôme aussi ci centre de formation judiciaire mais ñi génn ci centre de formation judiciaire ñooñu bu ñu génnee dañ leen di recruter mais ñi nga xam ne ñoom ñooy grève ni à chaque fois ñoom ci beneen école de formation la ñu génnee moo leen indi lii mais man nag dama jàpp ni ministère de la justice war na mën a sëgg ci cas bi nga xamante ne ni cas bu sérieux la parce que fan yi gis nañ ni secteur de la justice yëngatootul léeg-léeg sax nga laaj syndicaliste yi ñu ne ministre bi mosal nañu mais man jàpp naa ne même bu leen ministre bi mosalee parce que li mu leen mosal itam du lu ñu ko ñaan seen i droit la seen àq ak yelleef la mais jàpp naa ne aussi war nañ mën a génn aussi leeral ñoom les syndicalistes parce que léeg-léeg bu méttee dañuy génn taxaw ci télé yi di wax ni xañ nañu suñu àq ak suñu yelleef kon jàpp naa ni tekk-tekkaaral gi ñu justice bi nga xam ni pratiquement déggatoo ñu yëngatu bu fekkente ne itam am na ay avancées yu am ci wàllu négociation ak ministre de la justice war nañ ko mën a génn leeral mais itam waruñu noppi tamit ci problème yu ñi nga xam ne itam dañ leen war a jox seen àq ak seen yelleef
day di met fukki fan ak juróom bu weerub mars ci la ñu jagleel ci àdduna wërngël këpp ak consommateurs yi naka noonu l'association pour la défense de l'environnement et des consommateurs amaloon ab panel ñuy waxtaanee wàllu financement numérique équitable mooy sax thème bi nga xamante ni moom la ñu jàpp ci atum ren bi ñu daal di ci porox ndoolu daal di waxtaanee itam bañeel wala yenn jaaykat yi nga xamante ni dañoo lànk ne njëkk yu bees yi ñoom duñu ko jaayee seen ay produits délégué de quartier yi ñu leen di woo ñoom itam ñu lëkkaloo daal di liggéey ak service u ministère du commerce yi ñu ànd ceeg Tidiane Diallo. ginnaaw gouvernement bi jëlee ndogal ngir commerçant yi wàññi prix yi dañoo gis ne daal kenn nangul wàññi association de défense des consommateurs ñu ngi artu. en tout cas consommateurs yi ñu ngi exister et ñu ngi fexe di wax ak les services intéressés comme service su ministère du commerce. waaw commerçant loolu ñu tous nous le reconnaissons. du yomb parce que xam nga commerçant bi moom. li ko intéressé rek mooy bénéfice yi muy def. tey lañ doon màggal droit consommateur yi association yi yëngatu ci wàllum défense consommateur yi lii la ñu proposé. communauté bi yëpp def ko mbiram maanaam ñun am nañu ay kuréel yu ñu am suñu biir suñuy quartier yi am na ay délégué de quartier yu fa nekk ay conseil de quartier de plus en plus léegi mën naa wax ne si quartier bu nekk am na conseil de quartier. fi nga dëkkee nga saytu ko xam li fa am lépp. ñu mën a liggéey ak service yi ko yore je crois que résultat yi dina gën a baax. ñoom ñi la di xamle dañoo bëgg nguur gi gunge leen ba ñu teg seen fédération ngir jàmbaarloo ak commerçant yi bañ wàññi prix yi. tey ci wàll wi ñoo xamale leen ak ndaw si ñu demoon seet yi muy wuyu ci turu Awa Mbodj dëkk ca quartier Médina ca diwaanu Mbour moom mi lee dafay yëngatu ci wàllub njaay ngir satisfaire ay besoins yi nga xamante ni moom moo ñeel njabootam naka noonee nag mu nemmeeku itam ni ci marché yi njëg yëpp a yokku li ni mel indil ko ay gàllankoor ñoo ànd ci ak reportage bu Aline Badara Sonko. ñu fii ci quartier Médine bu Mbour Awa Mbodj moom nag ab soxna la soo xamante ne moo ngi nettali saa yu yeewoo naka lay def ngir dundal njabootam. li may liggéey mooy di foraatu si njaay mi waaw ma xëyee seet la ma mën a jënd jaayaat ko am ci dara waaw di jóg di daanu rek di jënd ak a jaayaat daal moo fi nekk man moom liggéeyu ma dara waaw te maa ngi yore njaboot. moom nag mu ñuy xamal ni du jour au lendemain lay taaba ndax am na njaboot yi nga xamante ne moo koy xaar te faw mu dundal leen. amuñu mooy yoo nga xamante ne mun nañuy jënd ay ravitaillement par ay saako il faut ñuy détail xam nga loolu arrangé wul ki nga xam ne amul doole waaw te boo bëggee dundal lu mel ni ay juróom-benn nit juróom-ñaari nit di si détail loolu metti na trop. moom soxna si di Awa Mbodj bokk na ci leneen li muy naqarlu mooy njëg yi ni mu seeree ci marché bi. kilo ceeb mu ngi doon jar 300 léegi mu ngi dem ba 350 diwlin di doon jar juróom fukk léegi 300 lay jar xam nga loolu metti na si njaboot di ko détail. en tout cas donte gouvernement bu Sénégal sax fan yii jël na ay matuwaay ngir wàññi yenn ci njëg yi waaye ba léegi ñoom ñi ne sur le terrain gisaguñu dara li nga xamante ne mënees nañ cee teg seen loxo. justement tey Ndeye Dimet ani pertinence nga annoncé ni wàññi nga ay njëkk te njaboot yi mu concerné kenn mënu koo sentir ndax jaaykat yi ñoom itam dañoo bañ. en tout cas de doy na waar ñoom nee nañ wàññi nañ waaye sur le terrain ñëpp gisandoo nañ ko xati wàññi wuñu bu fekkente ne nag li ñuy wax dëgg la war nañu génne seeni nit ci marché yi ak ci koñ yi parce que tamit xadi bu fekkente ne yow da nga wàññi kii ñëw ci boutique bi ni la jaay ma nga ne ko man état bu wàññee man yëguma ko parce que lii laay jaayee xam nga loolu dafay andi problème te en général daf mën na indi sax peut-être ñàkk déggoo ci entre client bi lay jaay te léeg-léeg boo ñàkkee moo lay lebal ndax boutique yi ci quartier tamit dafa am réalité parce que léeg-léeg boo ñàkkee ki lay jaay ceeb lebal la ceeb tey jii nii yaakaaruma ni bu appliqué wul prix normal bi di nga ko mën a dem boole ji loolu laaj bu ñu samp la mais en tout cas daal man jàpp naa ni tey jii bu fekkente ni wax nañu ni wàññi nañ bu ñu toog ci seen bureau wax ni wàññi nañ bu ñu toog seen bureau ni sénégalais bu ñu jaayulee loo xamante ni nii loolu la njëgi digle na nga ko dem dénoncer mais dama jàpp ni ñoom dañu war a yónni seen nit ci terrain bi ñu vérifier contrôler maintenant nag est-ce que ñoom aussi am nañu ay nit yu doy pour ñu vérifier parce que tey ñëpp gis nañu ni contrôle économique yi ni ñu meloon ci jamono ak léegi si bokkul di nga toog presque pendant 1 an doo dajeek ñoom ci yenn quartier yi donc encore une fois yokk bi wax dëgg yàlla gisuma ko
man consommateur la damay dem di jënd mais man njëgu suukar bi ak njëgu ceeb bi wax dëgg yàlla man gisuma ci yokkute. yow gisoo ko Mansour moom il persiste nee na yokkute amul waaye Mansour ñoom ñu ngi sàkku ci délégué de quartier yi ñu coopérer waaye laataa loolu ndax ñoom waruñu def contrôle. délégué de quartier nan lay opérer te délégué de quartier di xëy di wuti dépense ni siiw dundi bi wàññeeku xam nga xat yi sànq élément bi nga jàllale ma koy xool ñu ni ñooy association consumériste yi maa ngi ci gis ndeysaan suñu papa imam bi dëkk Guédiawaye je me rappelle jamonoy plan takkal bu musaan taxaw ba tegal la benn facture Sénélec ba di ko décortiquer da ngay kontaan day indi ay preuves yu leer ni gouvernement bi li nga wax ni amul lii moo am jiite ay manifestation dem au front dem ba jeex nii yomb na nii mën naa ci am association consumériste keneen mun na koo am c'est-à-dire que gars yi da ngay démontrer li ñuy wax weddi leen pour ñu xam ne li ngeen wax amul ba ñu nee wàññi nañu man ci suba ga laa ne boobu wàññiwul kenn wàññiwu fii dara ñun ma lu tax ma tegal leen ay leeral ba léegi de sama kàddu dañagul ba léegi wàññeeguñu suukar ba léegi wàññeeguñu diw ci boutique yi ba léegi wàññeeguñu ceeb yéen a ngi koy wax wàññeekuwul parce que maîtriser wuñu marché bi parce que liy tax jaaykat bi ñu tënk ko ci fond bi nga xam mooy tax nguur gi di ko dugal ci commerce bi pour ñu mën a tënk jaaykat bi ba nga xam du am sañ-sañu paase foofu nguur gi amul fond boobu c'est-à-dire du ñu wax nit ñi réalité ceeb bi ak diw gi ak suukar si mënut a wàññeeku suukar si dafa am ku ko monopoliser ceeb bi ñu koy indi xam nañu li ñu koy jënde te dafa gën a jafe bele bi la même chose donc dañun la ñuy lëndëmal mënoo wax ki génne ci bato bi ci port bi ni ko doo jaayee lii parce que jëndewoo lii bu ñëwee ay facture la lay tegal donc ñun la ñuy lëndëmal ceeb bi noppi guñu pour wàññi ko li gën a doy waar nag dañuy toll ci tey di bis bi nga xam mooy journée internationale de la consommation xadi du ma ci wax mais dama ci def ab samp rek ci nii est-ce que ñun Sénégal ñun bu ñu nguur bëggee convaincre ci mu ngi ñuy assister est-ce que ceeb ak diw ak suukar kese lañ soxla mais ceeb bu gën a cher courant mais ceeb bi gën a cher couche ceeb bi gën a cher ndox mi ñi facture nit ñi jóge ci 17000 dem ci 100000 ñu toog di leen seetaan dama ne affaire bi du wàññi 100 francs ci diwlin wala wàññi 100 francs ci suukar wala wàññi 100 francs ci ceeb dañu ni seen train de vie état bi la ñuy wàññi dëkk bi am fonds bu leen permettre ñu mën a assister commerce bi nekk ci réew mi loolu fonds la laaj ñooñu ñoo ma gën a xam état xam nañ bu baax ce qui se passe li muy wax sénégalais yi nañu yeewu yëf yi bluff la wàññiwuñu parce que contexte bi ak situation yi fi mu toll du leen permettre ñu wàññi affaire bi question de situation la mënuñoo wàññi fi mu nekk nii noppi wuñu pour wàññi te di nga gis xoolal ndeysaan suba fii la ñuy wax journaliste yi di dañuy def opération ku respecté wul prix yi ñu topp leen ñun tam di yëgal ñu ñëw def seen déclaration ñëw teg ko waaye ku ko fi teg dinaa la contre-pied wàññiwuñu dara ku ñu fi jàpp dinañ la delloo sa marchandise mbaa ñu dénoncé ko wallaay wàññiwuñu xam nga wàññi gi du lu ñuy annoncé réalité sur le terrain la bu la neexee nga taxaw téye ni jant bi dafa xonq mais ki jant bi nii tal xam na jant bi moom lan la koy jox parce que jant bi dafa reconnaître toutes les couleurs jant bi xonqul bulewul ñoom nag nee nañ dañu ko bëgg a xonquloo par la force xonqul ñun li ñuy gis si sur le terrain mooy ceeb bi wàññeekuwul man dimanche bi passé bëkk dem tey la mardi dimanche jënd naa kilo suukar jënd naa kilo ceeb jënd naa litre diwlin doyewuma ko dara pour xool rek réalité bi sur le marché te fii ak réalité bi changé wul du ma jóg naan leen wàññiwu leen parce que mënuñoo wàññi ma ko fekkee waatee bi kenn ma jëndaat rek diw suukar ak ceeb ñett yooyu ñu tudd noonu dinaa ko jënd incha allah Mansour ñu wax ci wàllu politique ay njiitu coalition Benno Bokk Yaakaar ñoom itam génn nañu daal di tontu ñi nekk ci coalition Yewwi Askan Wi di leen xamal ni ñoom ñoo am ndam ci élection locale yi ñu weesu ñoom ñi lee jàkkaarloo woon nañu ak taskatu xibaar yi ki lee di Mimi Touré Aminata Touré